jërë ngeen jëf mbokk téléspectateurs yu télévision Prestige TV ñu ngi leen di nuyu amaatu mbégte saa su ne ni ñu ko defee àjjuma bu njot 21h jàpp 22h seen émission ganu Prestige ñu si dalal nag ay ndaanaan di waxtaan ak ñoom ci ay ponk yu ñeel nag doxalin réew mi tey nag ñu am mbégte lool fas yéene si nag seex waxtaan wu yaatu ak Serigne Fallou Fall mi nga xam ne rek moom moo di jaraaf bu commune bu Ndiéyène Sirakh moom la ñu fas yéene tey seex ak moom waxtaan. monsieur le maire salaamaaleykum. waaleykum salaam Cheikh Bamba maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu képp koo xam ne mi ngi jàkkaarloo ak moom. jërëjëf am nañu mbégte ci wuyu si nga xam ne wuyu si ñu nga ko xam nañ ne c'était pas évident Ndiéyène Sirakh ak Thiès daanaka xaw na xëcc lool waaye ku xam si sa disponibilité loolu du bett kenn monsieur le maire ñu tàmbali waxtaan wi ni ñu koy defee saa su ne rek ma bëgg rek un peu nga ñëwal ma tuuti rek ci sa parcours politique. kañ nga door politique bi ak lan moo nekkoon motivation bi. waaw jërëjëf Cheikh Bamba sama parcours politique xam naa ne du gudd lool xam nga man du ma politicien. yàlla dafa dogal ma wàcc ci géewu politique bi pour am loo xam ne danaa ko def. 1998. la dugg ci politique bi. ànd ak président Abdoulaye Wade 2 ans après président Abdoulaye Wade ànd ak PDS ñëw ci pouvoir bi 2002 ñu dem ci ay élections boobu maa ngi yore ay liggéeyu Serigne Mourtada Mbacké permettre ma nekk président communauté rurale. kon doon nga jàngale ci Al Azhar yi. bien sûr ma nekkoon naa directeur de finance bu institut Al Azhar donc nekk naa fa fukki at ak benn. alors bi ma duggee ci politique bi président Abdoulaye Wade agsi ci pouvoir bi ñu dem élection ñu gagné population wu Ndiéyène Sirakh surtout ñu nekkoon ci liste PDS bi def délégation ñëw ci man demande ma ne ma dañu bëgg nga dimbali ñu nekk ci biir bureau exécutif conseil rural bi ma nangul leen ko nekk premier vice président ñu nekk ci serré commune bi ba 2007 après yàlla dogal nag ñu am ay problème ñu yóbbu ñu délégation spéciale ci 2004 nag. kon ci délégation spéciale nga tàmbalee ca. bien sûr délégation spéciale la wuutu ci Ndiéyène Sirakh. kan nga fa wuutu woon. maa ngi fa wuutu woon Djibi Ndiaye moo fa nekkoon comme président délégation spéciale. ma wuutu ko fa 2009. alors 2004 nag bi nga xamee ne problème am na entre président Idrissa Seck ak président Wade man li ma gëmoon mooy commune de Ndiéyène Sirakh mënul nekk ci opposition donc ma resté ànd ak Abdoulaye Wade parce que defuma woon dara ba ma koy wan gannaaw président ba moom préféré dem ànd ak président Idrissa Seck loolu moo nu tàqale yàlla dogal nag 2008 nu dem délégation spéciale 2009 nu dem élection ma gagné ko. nga nekk maire. ma nekk président communauté rurale bi. 2014 nga ñëwaat. 2014 ma dikkaat sama ñaareelu candidat yàlla dogal ma nekk premier maire de la commune de Ndiéyène Sirakh. parce que xam nga 2013 ci la président Macky Sall tëral acte 3 de décentralisation. communalisation universelle am. après léegi nag. ma nekk premier maire bu Ndiéyène Sirakh. alors monsieur le maire ambassadeur itinéraire nga au niveau de la présidence de la République lan mooy liggéeyu ambassadeur itinéraire monsieur le maire. solo ci liggéey bi nga xam ne yor nga ko mu nekk jaraafu Ndiéyène Sirakh. waaw xam nga man ambassadeur itinérant la avant président Macky Sall 2011 la ma président Wade nommé woon ambassadeur itinérant. 2012 bi président Sall ñëwee ma dem. 2017 président Sall indiwaat ma liggéeyu ambassadeur itinérant conseil président la day xelal président di ko jox ay xalaat waaye itam nag dafay wax ci turu président daf ko yebal ay mission muy dem di ko wuutu ci ay xew-xew ak ay ndaje donc loolu moo wuutee diggante conseil spécial bu président ak ambassadeur itinérant conseil spécial bu président dafay jox président ay xalaat mais ambassadeur itinérant dafay jox président ay xalaat mais da ciy boole da koy wuutu ci yenn ndaje yi voilà. kon léegi yaa ngi alliance pour la république.
ah bien sûr. waaw maa ngi alliance. kon transhumant bi daal monsieur le maire ci nga bokk. non transhumance gis nga. loolu amul bokk monsieur le maire yaa ngi am PDS. non amul ci politique ñëw APR kon ci. transhumant amul ci politique benn baat la boo xam ne président Wade ci li ko yàlla mayoon ci xam-xamam moom moo ko créé jamono bi nga xamee ne PDS am na ay député am groupe parlementaire am dem. ñuy dem di dem ba la ca des bareetul ci jamono Fra Ndiaye ak Abdoulaye Wade ci jamono boobu la Abdoulaye Wade créé baatu transhumance comme ni nga xamee ne brancard rouge moo ko créé ci Sénégal ak foulard rouge noonu la créé baatu transhumance sénégalais yi nag dal di koy jël di ko tasaare. mooy li feeñ rek ku nekk ci nguur gi doxat daanu nga bàyyi fa dem nguur geneen ku fa nekk. waaw mais Bamba gis nga nekk ci mbir ba yàgg gisatoo ci sa bopp wala gisatoo ci njariñu askan wi wala nga yaakaar ne la muy lor moo ëpp la muy jariñ nga bàyyi ko dem ca mbir ma nga xam ne jàpp nga ne moo gën. nga yor pouvoir te yorotoo ko rek. bien sûr nga yor pouvoir te yorotoo ko yëpp lu mu mën doon loolu daal gisuma ne lu ñu war a wutal tur wu ñaaw la ba di ko wax. alors ñu ngi ci contexte bu un peu particulier muy Covid 19 mbas mi. tiital ñu bari ci réew mi président Macky Sall nag jëlaat beneen dogal. ci lu ni mel décrété état d'urgence assorti de couvre-feu région de Thiès ak région de Dakar gis nga li ci xew ci ndaw ñi tàmbali nañ ko Dakaru ni ki barki démb ci guddi également ndawi Thiès yi wàcc nañu ci mbedd mi taali pëna ñu bari nag jàpp nañu ne par précipitation le président Macky Sall jëlee dogal bu ni mel noo ko jàngatee. waaw man jàpp naa ne mbas mi dogalu yàlla la boo xam ne yàlla moo ko indi ci àdduna bi yépp donc dogalu yàlla waru gar la ci jullit mu gëm yàlla mais mu fab mu fegu ba mu ko dalagul bu ko dalee it mu faju ama président Macky Sall askan wi ñoo ko fal ne ko nga dinu xoolal suñu mbiru àdduna nga saytul na ko donc bu nu demee ba réew mi toll fii mu toll mel nii mu mel waru gar la ci moom mu jël bëtam ak xelam ak xam-xamam yépp def ci mbas mi nag deuxième kii bi mu ñëwee nii li ñu gis nga xam ne boroom xam-xam yi ciy liggéey yépp loolu lañ gis mooy bu fekkee ne téeméer la juróom-ñeent fukk bi yépp mu ngi ci Dakar ak Thiès te xam nga ne population Sénégal ñaari régions yooyu ñoo ci gën a barile donc dafay jaadu ci président bi mu jël ay matukaay ci fi nga xam ne fi la mbas mi bare ngir taxawal mbas mi. est-ce que gaawtu bi ñeen Sénégalais yu bari di ñaawlu ci gaaw a jël décision bi ni mel ndax ku wax ñu bari nee nañ sax njariñ amu ci parce que virus bi moom nekkul ne dafay circuler guddi bàyyi bëccëg. waaw mais njariñ am na ci parce que bon yaakaar naa ne njariñ am na ci te it gis naa ne gaawantu amu ci parce que gaawantu li tax amu ci mooy bi nga xamee ne deuxième vague bi tàmbali na ak léegi am na léegi mu mat weer wala ëpp na ko président wax na ba tàyyi nañu wattandiku nañu moytu parce que suñu réew économique bi àttanul nangam baaxul ci noonu kon gaawtuwul dem na ba nga xam ne jël ko jot na mu jël ko ndax am na njariñ ndax amul njariñ man yaakaar naa ne am na njariñ parce que sénégalais yi bu bëccëgee ñoom ñëpp ñu ngi ci seen liggéey di liggéey ñi nga xam ne amuñu liggéey sax ñu ngi wut liggéey mais guddi dañuy am jot ci la ñuy am jot pour daje ci la ñuy am jot pour def seen foy yi ci la ñuy am jot pour def yu bari donc mu wax leen bu guddi jotee na kenn ku nekk toog sa kër mais c'est important. ndaje yaa ngi am ci école yi mu ngi continuer am ci marché yi ci garage yi également naka noonu ci wàllu transport dem beeg dëkk bi ndaje yi monsieur le maire. waaw mais xam nga marché bi nit ñëpp duñu fa daje marché bi kii day ñëw jënd dem kee ñëw jënd dem kee ñëw jënd dem niroowul ak lu mel ni guddi jot mu am benn salle de kii boo xam ne. resto yi aussi kii day ñëw lekk dem kii ñëw lekk dem rek. mais bokkul xam nga resto yi moom bu bëccëgee kii day ñëw lekk dem kii ñëw lekk dem mais bu guddee dañuy lekk ba noppi toog fa waxtaan mais bu bëccëgee amuñu temps pour toog waxtaan. donc yeneen salle de spectacle yi itam noonu la ñu fay dajaloo ñoom ñëpp toog di seetaan dara donc kon tere loolu ci guddi gi su fekkee ne mënul dindi mbas bi yépp mën na ko wàññi. alors sëñ Babacar Sy Mansour waxoon na ne na gouvernement bi wax dëgg askan wi ba mu koy wax nag xëy na feebar bi daanaka mënoon nañu wax ne sax wàññeeku na ci jamono yooyu waaye tey dafa mel ni
Serigne Babacar Sy Mansour yaay na ñi nga xam ne ñoom ñoo di gouvernement bi ñu bari nag nañ lajj la ci wàllu communication yéen ñi nga xam ne yéen ay xelal président Macky Sall kàddu googu bi ngeen ko yëgee est-ce que am nga taxawaay bu ngeen ci am parce que aussi tey dafa mel ni mën nañu ne sëñ Babacar Sy Mansour am na dëgg ci nguur gi. bon xam naa ne man du ma wax sëñ Babacar Sy am na dëgg du ma wax amul dëgg du ma ko sujet parce que suñu kilifa la mais li ma xam ne xam naa ko daal mooy xam naa ne gouvernement bi moom lajjul ci communication. parce que bi nga xamee ne mbas mi ñëw na ci réew mi ba fii nu toog lu xew ci mbas mi wax nañu ko population bi ci njëlbéen ga ba nga xamee ne mbas mi ñëw na te xamaguñu ko boobu am na nu mu demee woon mais bi nga xamee ne dem nañu ba xam mbas mi. xam dëgëreem xam li koy fegu xam li nga xam ne it jàpp nañ ne mën nañ ko faj mais ci la président Sall dellu siwaat woyofal mesures yi nga xam ne moom la jëloon dindi couvre-feu bi dindi état d'urgence bi et cetera bi nga xamee ne dem na nag ba yokku mu dellu siwaat indiwaat ci Dakar ak ci Thiès mu indiwaat fi état d'urgence gis nga transport bi itam organisé waat na ko fi mu nekk nii car yi bon limité waat nañu transport yi moom monsieur le maire daanaka la ca xewoon dañu ba léegi. bien sûr dañ na parce que fi mu nekk nii car yi doon sëf 50 places léegi wax nañ leen na ñuy sëf 40 places car yi nga xam ne dañ ci daan dugg ñiy toog ñiy taxaw wax nañ ne léegi bu kenn taxawati donc organisé waat nañu ko. voilà bu ñu desee si mbas mi ci léegi ba léegi monsieur le maire mel ni approche communautaire bi. nekk na loo xam ne xëy na bi ñuy def conférence de presse muy gouvernement bi saba démb le ministre de l'intérieur insisté na ci bu baax a baax yan jéegu nga jàpp ne xëy na moom la ñu war a def ci approche communautaire pour boole ci kenn ku nekk ñu àndandoo xeexandoo ko jàngoro ji. gis nga mbas mi moom ki mu dugg këram ak ki mu duggul këram ki mu dal ak ki mu dalul ñépp ñoo war a boole seeni xalaat seen xam-xam seen gis-gis ngir xeex ko xeex bi nag. yomb na parce que am nañu ay docteur yi wax nañu ne mbas mi ci gémmiñ lay duggee ak ci bakkan walla nit ki naan jox la nga naan donc loolu la ñuy invité takk masque distanciation yi itam ñu jël ko respecté ko nuyoo bi itam ñu bàyyi ko donc bu ñu jëlee loolu docteur yi wax ba noppi nag tey toog suñu kër ku amul soxla nga rester sa kër mais mbas mi mën naa dem. waaw léegi daal ki nga xam ne nii amul soxla bu jàmp na reste këram te bu amee soxla bu jàmp bay génn itam na sàmmoonte ak ndigal yi nga xam ne moom la docteur yi wax. est-ce que bu ngeen gisee ndaw ñi di wàcc ci tali bi di taal pneu yeeg yooyu du ngeen jàpp ne xëy na mesure bi ngeen jël daanaka. nekkul mesure bi nga xam ne moom ngeen waroon taxawal. Cheikh Bamba réew gone dañuy wax ak moom gone bu yàgg ba léegi. depuis avant indépendance ba léegi gone opposant lay doon du li ci ëpp du ñu ànd ak pouvoir mais bu boobaa nag dañu war a wax ak ñoom opposé pouvoir warula tee am yar président de la république mooy président wu tous les sénégalais gouvernement bi fi nekk mooy gouvernement bi nga xam ne moo yilif mbooleem sénégalais yi te nun sénégalais yi nun noo wate tànn président Sall ne ko yaanu doy kon war na noo wax suñu ndaw yi ne leen président Sall bu jëlee dogal nun nañu ko respecté surtout dogal boo xam ne du ko jariñ moom dong du jariñ soxnaam moom dong daf koo jël pour sénégalais yi donc même bu fekkoon ne jàpp nga ne yow ne président dogal bi mu jël jubul itam mais war ngaa rester sa kër pour wormaal ko war ngaa rester sa kër pour wormaal sénégalais yi ko fal war ngaa rester sa kër pour wormaal sa bopp ak la ca mën a fekk. voilà alors ñu jëm ci beneen pàcc mu ñeel wàllu politique tiitaangi laa ci am monsieur le maire ci jamono joo xam ne le ministre de l'intérieur mu ngi génne benn communiqué di dal ci parti Pastef ndax collecte bu ñu def ci loo xam ne du ñu ne guléet ci parti politique yi monsieur le maire ndax sa leader di président Macky Sall def na ko fi ci ay jamonoom sa leader également di président Abdoulaye Wade mu sonn na ko fi def ci ay jamonoom. intimidation bi am ci kaw parti Pastef bëgg dal ci kaw Ousmane Sonko parce que yàlla dogal na jamono ji moom lañ mën a tudd comme opposant bu crédible bu président de la République Macky Sall fu ne nag jaar ngeen ko fa sottiwul ngeen bëgg a dal ci kawam rek parce que dafa collecté monsieur le maire ndax loolu moom. démocratie bu dëgër bu solide. war na doxee noonu non jàpp ma ne jaar nañ ko fu nekk pour dal ci kawam parce que loolu opposant boo koy def mooy opposant boo xam ne daf la tiital.
mais vraiment non ñun moom Ousmane Sonko yëngalul suñu yaram tiitalunu wax dëgg yàlla mais li mu def xam nga réew moo gis ci àdduna dafay dox ci kaw ay loi ak ay charte réew mi dafa am loi bu xam ne moo wax ne bu kenn parti politique nii la war a amee xaalis nii la war a amee xaalis nii waru koo amee xaalis te loolu jàpp naa ne waa Pastef xam nañu ko parce que ci réew mi la ñu dëkk. mais ci loolu la ñu nekk. non parce que ni ñu def loi 80 bi nga xam ne moo fi nekkoon 81 dafay tere parti politique yi ñuy dem di jëli xaalis bitim réew. ci yenn nan la ñu def dañu woote laajte xaalis mu jóge ci biti. ñan lañ ko laaj. bon laaj nañ ko ay sénégalais ak ñu dutu sénégalais dañu wax ne képp ku mën nangam donc loola ñoom la concerné waaye li wér te wóor mooy ni ñu ko defee awul yoon. comme ni ñu ko defee awul yoon nag mais loi boobu nekk lu fi Pastef dong ministre de l'intérieur it li mu waxu ko Pastef dong tous les partis la ko wax dafa fekk nag Pastef moom moo def Pastef la ñu ciblé parce que dafa def dissolution du parti Pastef. parce que moom moo def ginnaaw moom moo def li nga xam ne ku ko def yoon dafa tas sa parti mais moom la ministre de l'intérieur di jubalee kàddoom. mais xam nga bu ñuy wax loolu ci ça veut dire que militants yi nga xam ne ñoo nekk Pastef waxuñu rek ñi nekk Sénégal mais ñi nekk à l'extérieur également am nañu sañ-sañu dooleel seen parti comme ni ko waa Pastef defee. waaw mais looloo am monsieur le maire du ñoo xam ne. non ay sénégalais wala. ay étrangers ay sénégalais vivant de l'extérieur yu bokk ci parti Pastef jàpp ne war nañoo dugal seen loxo ci parti bile. am nañu sañ-sañ prérogatif la ci ñoom ngir ñu def ko. Cheikh Bamba ay sénégalais yu nekk ci diaspora bi tànn benn parti ci Sénégal ne partem la am na sañ-sañu. dugal ca ab dërëm bu jaar ci yoon. kon la moo tax ngeen mais su fekkee ne parti bi nag dafa woote te waxul ne sénégalais yi waxul ñeneen ku bëgg Pastef rek la woote mais loolu aw yoon la sax ngir dugal xaalis bu lewul ci réew mi parce que xaalis mën naa jóge tey Italie jóge France jóge Espagne et cetera dugg ci biir réew mi dem ci kàllu Pastef mais kan mooy dem ci Pastef na ko xaalis bi fu mu jógee ku ko indi nangam ak nangam. est-ce que jaroon na jël ay arrêté ci ay. bien sûr message ay 2 heures du matin. bien sûr monsieur le maire c'est-à-dire anam bi moo xaw a teyal xel. non déedéet 2 heures du matin monsieur le maire. man le ministre de l'intérieur dama ko kañ. 2 heures du matin. 2 heures du matin dama ko kañ parce que gis naa ne amul ay nelaw li ñu koy liggéeyloo doy na ko ba mu loolu moo ko ëppal ay nelaw. da nga koo kañ parce que ku opposition bu fi nekk rek mu dal sa kaw. non li mu ko defee ci Khalifa Sall def ko ci Karim Wade. non doxalin bii dafa mel ni mooy xeeñ ci Ousmane Sonko. non xam nga Ousmane Sonko dafa jàdd yoon Karim Wade du ma ci wax peut-être dafa jàddoon yoon Khalifa Sall et cetera loola wéy na mais Ousmane Sonko mii dafa jàdd yoon te moom xam na ne jàdd naw yoon bi mu xamee ne jàdd naw yoon ministre de l'intérieur bi nga xam ne moom la ñuy sàmmloo biir Sénégal di ko xooloo biiru réew mi ak parti yeeg la ca aju daal di jël matukaay ya mu war a jël fi saa si balaa yéeg ba di romb ay xob. loolu mooy li nga xam ne 2 heures du matin monsieur le maire. mais c'est normal du 2 heures de matin yow yaa ko waxee noonu rek mais même bu doon 2 heures de matin itam ñun dañuy tagg le ministre de l'intérieur bi nga xam ne moo fi ne te xam ne nit la koo xam ne réew mi jaral na ko lu nekk. nit la koo xam ne également ñi nga xam ne taxawoon nañu tembe ngir opposé wu Macky Sall moom moo damm seen laaf. non am ko ci Karim ak Khalifa Sall. déedéet moom ñooñu fekkuñu ko fi. dafa mel ni bras de fer la ko président Macky Sall bëgg a def ak opposition bi. non moom ñooñu fekkuñu ko fi sax moom mi ngi door a dugg ci gouvernement bu bees bi te lii mu def moom du xeex du guerre mbiru teg réew mi ci yoon la. waaw man ànd naa ci. jërëjëf monsieur le maire dañuy des ci politique ba léegi wax nag ci li nga xam ne nag moo jaaxal si sax laay wax sénégalais yi dugg ci que Idrissa Seck ci gouvernement du Sénégal ak position bi mu amoon kàddu yi mu fi yëkkati également naka nga jàngatee loolu monsieur le maire. Cheikh Bamba Idrissa Seck du gone te itam du nit ku xamul dara te it du ku ñu naan xel mi dafa gàtt. te itam dooru la dugg ci politique te it desul wax ne xamul ci politique lu bari. donc kon la mu def. man jàpp naa ne xam na ne njariñam la. njariñam moom jàpp naa ne déglul jàpp naa ne it xam na ne njariñu askan wi la. léegi nag su fekkee dafa yëkkati woon ay kàddu. bon moom nee na dafa wax ne fas naa yéene moom loolu la wax mais su fekkee dafa wax ne du ma def
wala lu mel noonu itam. yow fas naa yéene nga nu sa dégg. non man xam nga. déglu naa fas naa yéeneem déglu naa yeneenam mais man li nga xam ne jàpp naa. fas naa yéene monsieur le maire nous sommes des musulmans ay rey lay def nit ñi. mais nous sommes des musulmans nun ay jullit lañu te gis nga alquran sax am na naasix ak mansuux xam nga naasix ak mansuux mooy lan mooy décision boo xam ne yàlla daf koy jël wàcce ko dem ba mu yàgg mu gis ne arrangé tul julli yi mu changé beneen décision ba noppi décision booba ñu bàyyi. lan la alquran di wax ci nit koo xam ne waxi tayam du méngoo waxi démb. bon alquran d'accordul ci nit koo xam ne li muy wax tey du bokk ak la muy wax suba. mooy waxi Idrissa waaye Seck attention. waaye kilifa non kilifa. mooy waxi Idrissa Seck. non kilifa dootuma dugg ci gouvernement fasatuma am ndombal tànk goo xam ne décret daf ma koy jox. waaw mais lu may amati président askan wi ñoo ma koy jox. mais tey ñu jox le conseil économique social et environnemental par décret. mais yéene la yéene jëla yàlla dogalul dafa façon yéene toujours yow sax da ngay yéene loo xam ne doo ko man fi mu nekk yéene nga dem màkk ay yoon te xam naa boo demee dema ko donc jullit dafay buy fas yéene dafa fas yéene mais non monsieur le maire bokkul. mais non bokkul. kay koo xam ne taxaw nga fi barki dem moo njaay nga ne xam-xamam jam ñaajo la yem président bi mënul lu mu la wax tey bul ko gëm ay waxam jërul dóor ay say doom. waaw mais monsieur le maire ndax li ma bëgg a wax foofu mooy ñi nga xam ne ay ndaw lañ ci wàllu politique bu ñu dégg discours yooyu ci mag ñi ñu koy def ëllëg ñuy doxalee neneen ak lu waroog ñi nga xam ne noonu la ñuy waxee est-ce que loolu dina jox éducation bu baax wala ay valeurs yu baax ci ndaw ñi nga xam ne ëllëg comme ni ngeen koy waxee ndaw ñoom ñooy ëllëgu réew mi bu fekkee ne dañ leen a tette ci genre discours yi ak seen doxalin di xaw a waroo kon du ñu am yaakaar ci ndaw ñi nga xam ne ëllëg mun nañoo yor réew mi. man dama jàpp ne ndaw ñi dañu war a xool politiciens yi politicien boo xam ne jaar na ci yoon la muy def baax na ñu jël ko boo xam ne jàdd naw yoon la muy def baaxul ñu bàyyi ko. mais Idrissa Seck lii mu def man gisuma ci loo xam ne moom la ñuy ayibal Idrissa Seck nekk na leader gëm na ci xolam ne war naa jot ci réew mi ma ngay dem di xëccoo réew mi fas na yéene lu muy am ci réew mi nit ñi ñoo ko koy jox waaye keneen du ko jox dem na ba yàlla mi moom dogal di dogale ni ko neex jotul ci réew mi mu dem croiser les bras toog ñu woo ko ne ko kaay nu bokk defar réew mi nga indi ci sa xalaat normalement ak lu mu mënoon di wax démb ak lu mënoon di doon pas-pasam démb ak réew mi fi mu toll war na indi xalaatam ak xam-xamam ñu def ko ci réew mi pour mu jëm kanam. voilà man loolu laa gis. ku la gis ku la xam ne ku am xam-xamu politique nga ci dugg ci Idrissa Seck ci APR kan nga jàpp ne moom moo ci gagné moo ci war a gagné réew mi le parti réew mi wala l'Alliance pour la République kan nga yaakaar ne tey dafa mel ni bëri bu keeg mbaam la de. non ñoom ñëpp a ciy gagné xam nga tàqalikoo baaxul yonent bi newoon na till sax buy lekk ci rab yi xar ma féet ma beddeeku moom lay lekk. mais ban parti moo ci gën a. non yaakaar ne ñoom ñaar ñëpp ci am njariñ parce que bu kee nekkee ndeyjoor di xëcc kee nekk càmmeñ di xëcc kee dana yóbbu dara kee dana yóbbu dara li kee di yóbbu ak li kee di yóbbu nag bu ñu ko boolee mu nekk benn mais dafay ëpp doole. ñoom ñëpp ci war a mën a jariñu waaw mais du tekkiwul ne APR moo ciy jariñu Idrissa Seck day dee tekkiwul ne APR dafay woyof Idrissa Seck moo ciy jariñu parce que amul woon dara comme ni nga xamee ne noonu la ko ñenn ñi gisee man gisewuma ko noonu. gis naa ne ñaari parti yi yëpp ñaari groupe yi yëpp ñoo ci mën a bokk jariñ ci it Sénégal gi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal. parce que dem nañu élection président bi gagné ak ki toppoon ci moom léegi ànd nañu bon amatul solo leneen la fi des amatul. monsieur le maire ñetteelu mandat képp ku ko wax ne président Macky Sall amul sañ-sañu def ko ci réew mi. wut nañu ay pexe ngir xës a ndigg gis nañu ci Mimi Touré bi mu génnee ci gouvernement bi mu fàttali kàddu yi nga xam ne président Macky Sall moo ko waxoon ñu xëy nag jamono ji yóbbul ko ay 6 experts ci IGE ngir ñu waan a lëñ bëj ñi nga xam ne donc moo di gestion 2020 bi nga xam ne yoroon na ko CSE loolu dafay wane rek ñu bari nee nañu président Macky Sall dafa nekk ci ay tànk rëq ndiggu Mimi Touré comme que àdduna ci ñetteelu mandat facette bi mu ko defee nag xëy na contournement politique la ñu ko tuddee. mais yéen a ko gisee noonu rek ak ñenn xalaatkat yi nga xam ne ñoo ko gisee noonu mais li nga xam ne moo am mooy Mimi Touré gis-gisam la am moom juriste la gis-gisam sañ na wax ne président amul droit am ñetti mandat. yow sañ nga ko wax. bien sûr su ma ko xalaatoon dama koy wax mais xalaatuma ko bon léegi nag li nga xam ne moom la xalaat moom la wax.
mais bu leen jàpp mukk itam ne président Sall dafay dem di xeex ak Mimi Touré moo tax mu yebal inspection générale d'État ci conseil économique et social. non dañu ko samp def fa président dellu defaat fa président di fa defaat président mais war koo gëstu ba xam. est-ce que du buntu rek pour non c'est pas du buntu liggéey la réew noonu lay doxee. xanaa doo samp ay institution bàyyi leen rek ku jaar jàll mën naa am sax inspection générale d'État dafay jaar bu génnee sagu Mimi Touré yokku mën na nekk waaw waaye nag. noonu nga ko jàngate monsieur le maire. noonu nga ko jàngate. bien sûr président day liggéey xeexul kenn tekkiwul ne daf koy xeex wala daf koy jéem a xeex non déedéet. voilà. alors dañuy des ba tey ci wàllu politique ak. seen leader le président Macky Sall jël ay décision nag yoo xam ne ñu ngi koy wax ci supprimer lu ci mel ni ville de Dakar Thiès ak yenn villes yi nekk au Sénégal ndax jàpp nañu ne njariñ la amul solo parce que communes yi ko wër moo tax noo jàngatee loolu ndax loolu yaakaar nga ne lu war a mën a nekk la. du président Macky Sall surtout à Thiès bi nga bokk sax. du président Macky Sall moo jël décision bi mais ministre bi moo ko proposé gis nga loolu man d'accord naa ci 100%. parce que acte 3 dafa ñëw ne Sénégal gépp ay commune lañu commune bu nekk maire bu nekk yàgg maire ba ca des yéen a yem daraja commune bu nekk yàgg commune ba ca des yéen a yem daraja libre administration la mais loolu mënul am ba noppi maire de la ville nekk fi su fekkee Madina Bamba Ndiaye dafa am libertéem di administrer ni mu ko neexee. Moussa Sy am liberté am di administrer ni mu ko neexee mais lu fa keneen di defati biir Dakar bay doon maire. Khalifa Sall moo leen tiital monsieur le maire Dakar. non Khalifa Sall du maire. non tiitalu non bien sûr. non commencé war na yëngu visite de proximité yi mu tàmbale ko. waaw mais yow Khalifa fu mu dem nit ñi wër ko. tiitaa ngi am ñu andi suppression wu ville. mais Bamba xam nga Khalifa sax amul droit bokk ci ay élection bay tiital kenn amul droit bokk ci ay élection bay tiital kenn. loolu kay wax dëgg yàlla ku ñuy tiital fi mu nekk nii géopolitique bi amul ku ciy tiital le président Macky Sall amul li nga xam ne nii nag moom moo am mooy. liberté wóor mooy Dakar ak Rufisque ak Thiès mais maire de la ville yi jëriñuñu dara nañu ko dindi maire yi nekk fi maire bu nekk am liberté totale maire bu nekk am dignité ba sa moroom am ñu bokk liggéey. loolu mooy li nga xam ne moo normal. bon loolu sénégalais yépp ci waroon a ànd ñi ci àndul ñu ci bari seeni intérêt tax ànduñu ci wala ñuy waxu politique waaye ku nekk xam na ne loolu la xel nangu. voilà. élection la ñu dëgmal ci 2021 xëy na ci lañ koy def dàq ngeen ko dàqati ko nag xel di ñaan ndax di ngeen ko dàqaat ñetteelu yoon dafa mel ni sax am na Maître El Hadji Diouf waxoon nag lu doy waar loo xam ne bu fekkee lu am la. jéggi na dayoo mooy président Macky Sall waxoon na ay militants Benno Bokk Yaakaar ne leen élection moom fas yéene wu ko organiser tant que 2024 jotul tu ko ne xam ne la élection locale war na fi jaar élection législative également war na fi jaar via le calendrier républicain bi monsieur le maire loolu bokkul ci charte yi nga xam ne moo régit suñu réew loolu ku ko fi def dañu war a dal sa kaw. bu fekkee ne lu am na. lan nga gis ndax élection moom luy am la wala da ngeen a nekk ci tànk yóbbu ko ba 2024. ni ko Cheikh Bamba du Macky Sall moo dàq élection yi da nga wax calendrier républicain mais république bi ñoom ñoo dàqlu élection yi parce que président Macky Sall kay li mu wax li mu def mooy dafa gagné élection yi ba noppi wootee dialogue politique. dialogue politique bi nag ñoom ñoo soxla loo xam ne mënula ànd ak organiser ay élections fi mu nekk nii ñoo ne dañuy auditer fichier électoral bi fichier électoral nag boo koy auditer mais il faut nga auditer ko ba pare ba ne baax na nga door a dig ay élections loolu du Macky Sall mais parti yépp yi nekk Sénégal ñoo d'accord ne dañuy càmbar fichier bi yore wote yi. lan moo tax. donc moo tax loolu ba léegi càmbar c'est des choses yoo xam ne bu ñu ko fas yéene woon def nañ ko bu yàgg. ah bien sûr mais ñi yore liggéey boobu bokkuñu ci suñu parti bokkuñu ci beneen parti ay borom yi xam-xam yu dëkk Sénégal yooyu la ñu tànn dénk leen ko donc ñoom ñi ngi ci. te boobu léegi nag ñun ak ñoom ñoo ci yem nun sax buñ sañoon élection yi doon suba parce que nun noo am majorité te xam nañu ne bu ñu organiser ay élection nun nooy gagné donc kon lu ñuy dàqee ay élection yéenay gagné lan. nooy gagné réew mi. ni mu gagné présidentielle lu ko raw la ñuy gagné élection locale yi bien sûr élection locale bien sûr noo koy gagné
donc kon nag. gars yi wan nañ leen ko tàmbalee leen woon ginnaaw du monsieur le maire. non xam nga loolu. ngeen élection locale ngeen gagné ko yéen loolu ngeen doon wax ci 2018 mais ba 2019 dikkee xàmmee nañu ku war mbaam ak ku war fas fi mu nekk itam loolu ngeen di wax mais bu élection dikkee ba ñu organiser ko di ngeen gis li xew. waaw parce que mais kenn du censé équipe buy gañ. équipe buy gañee. équipe buy gañ ci jamono joo xam ne fépp a ngi metti. fépp a ngi metti ci àdduna bi. rawatina àdduna bi fépp a ngi ciy metti. mais Sénégal tane na fu bari. ak mauvaise gouvernance suñu réew. non mauvaise gouvernance foo ko gis. Sénégal fii non amul mauvaise gouvernance Sénégal ñu ngi doxal bu baax li ñuy doxal ñu ngi koy doxal teg ko ci aw yoon koo xam ne yaa ngi jaar ci yoon baax na koo xam ne xaw ngaa lajj tuuti wala mënoo wala kii président randal la indi teg keneen mais vraiment président Sall mi ngi liggéey bu baax mi ngi gouverner itam bu baax. ñetteelu mandat Sénégal nag moom li ñu tàmm mooy ku ñu fal ba nga taxaw ba noppi ñu ci bari tàmbali di la ŋàññ waaye nag ñu ci bari ñooñu nañu xam ne am na ñeneen ñu gën a bari ñoo xam ne ñu ngi ci wetam di ko tagg. monsieur le maire ñetteelu mandat su ma la si laajee di nga tontu. bien sûr. kon président man bokkuma ci ñi nga xam ne dañuy kii ah. loolu de laa bëgg a dégg kon président daal Macky Sall sañul def ñetteelu mandat suñu constitution moo ko wax. non nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. non xam nga. monsieur le maire bu la non déglul ma wax la. waxal li constitution bi wax rek. non constitution bi waxul loolu. ñetteelu mandat réew dafa war di dox te jaar ci aw yoon am réew mënoo dem élection 2019 ñu fal la. te ba ngay falu da ngaa wax ne lii laa waxoon def naa ko lii laa bëgg a def ñu fal la amoo loo def lu may di waxaat ay élection yu jëm 2024 xam nga président Sall li mu wax nii mooy waxu nit mais bu ko waxul woon la ko sénégalais yi. du ma ne waaw du ma ne déet. moom la. est-ce que doon doon rafet mu wax li constitution non kenn warul wax fi mu nekk nii ci Sénégal ci 3e mandat parce que dafa jotul xeeñul kenn waru ko waxtaane fi mu ne li ñu war a wax mooy nu ñu def ba suñu réew mi jëm kanam. nu ñu def ba émergence bi nga xam ne moom la ñuy junj nu àgg ca mais ay 3e mandat mais réew du dëkk nag ci politique yow yaa ngi ma wax léegi ay élection locale ay élection législative a ngi fi présidence door a ñëw 2024 looy waxee ci 3e mandat. ñaata mandat nga def Ndiéyène Sirakh yow. def naa fa benn mandat premier vice président def fa mandat président conseil rural defaat fa mandat maire. di nga laajaat ñeenteelu mandat. waaw yàlla mën na ko dogal. séenu naa ko. ñeenteelu mandat monsieur le maire. incha allah. ñeenteelu mandat. bu soobee yàlla. xam nga nag monsieur le maire mooy. xam nga nag lii monsieur le maire. man seen naataangoo maire le maire Mbaye Dione. nekk association secrétaire général bu AMS. di kuréel gi ëmb maire yi wax na fii ci Sud FM ne ñetteelu mandat yi même ci maire yi sax dañ ko war a supprimer. loolu gis-gisam la. moom def na 2 mandats mais xam naa ne dina laaj 3e mandat gis nga aw askan soo laxasaayoo ngir liggéeyal leen ñu laxasaayoo ngir jox la seen bopp ñu di la liggéeyal yow waroo jékki-jékki futti mbubb ma sànni leen ne leen maa ngi dem boo leen liggéeyalee nag ba ñu doyal ci yow ba wan la gannaaw mais nga libre nag dem ci sa mbiru bopp man dama gisoon ne war na maa liggéeyal Ndiéyène Sirakh ci li ma xam ci li ma man ci li ma am Ndiéyène Sirakh gis ne kii war na noo liggéeyal mën na noo liggéeyal ñu dénk ma seen bopp dellu dénkaat ma seen bopp mais est-ce que nag damay am goreedu gu toll ni jékki-jékki futti mbubb mi sànni leen ko daw non du daw mais xëjal ñeneen. non damay ànd ak ñoom. non du daw ba ñu ne ma doy na damay ànd ak ñoom fekk maa ngi koy man ba ñu ne ma maire doy na jërëjëf ma door a dem noppalu ji. voilà ñu tàbbi ci commune bu Ndiéyène Sirakh waxtaanee commune bu Ndiéyène Sirakh monsieur le maire li ma lay laaj nag du yemul commune bu Ndiéyène Sirakh rek muy ci wàllu foncier ku ne xam na ne maire yi sa naataangoo maire yi ni ñuy def ci suuf si jéggi na dayoo monsieur le maire lan mooy si sa gis-gis. man xam nga foncier yi foo dem ci commune da nga ko fay fekk. waaw xam nga nag man li may dégg ci rajo beeg li may gis ci télévision bi ñu di ko wax ak yooyu ñaare dama ci dul wax parce que léegi la presse am na ci ñoo xam ne dañuy wax dëgg am na ci ñoo xam ne dañuy yokkulee am na ci ñoo xam ne dañuy wàññilee man daal li nga xam ne. presse nag fekk dañuy def ko relayer li nga xam ne moom moo xew. man daal li nga xam ne. loolu moo xew moo tax sax président Macky Sall jël ndogal ne benn commune amatul sañ-sañu le maire di joxe plus de 10 hectares. parce que gis na moom en réalité dem na ba xam ne maire yi ni ñuy def suuf si jéggi na dayoo. mais est-ce que da koo def ngir
ngir xam ne li maire yi def jéggi na dayo wala daf ko def ngir woye falal maire yi seenu. non da ko def parce que maire yi ni ñuy def suuf si dafa. xam nga suuf daal suufu yàlla la yàlla bàyyi ko fi ngir ak njob ay jaamam di ko jariñoo képp koo xam ne jiital nañu la nag suuf sa nga xam ne moo nekk ci sa commune yow la ñu dénk ngir nga sàmm ko mu jaadu nag ci jullit bu ñu dénk bu nekk gor suñu dénk su nekk lañ la sàmmloo nga sàmm ko man ba ma nekkee maire ba fii ma toog benn mètre bu suuf mësuma ko jaay benn mètre bu suuf mësuñu ko commune bi mësuma ko jox benn mètre benn coowu suuf it awma ko. est-ce que suuf si nga jox le premier adjoint maire nag. bon kooku suuf si moom dafa. monsieur le maire da nga wax ne mosoo joxe suuf ah. dëgg moom rek nga way déglul. allez-y. da nga ne suuf si nga jox premier adjoint maire. ma di la xamal ne la joxuma ko benn mètre suuf moom dafa jóg doon citoyen doomu gox ba. gis ne yàlla wërsëgal na ko te bi ñuy dem ci mandat bi dañu waxoon ne suñu objectif ci mandat bi mooy créer nit ñi emploi loolu tax na ma dal di jox directeur général de RANI ma jox ko suuf mu tàmbali waaye balaa ma koy jox suuf si dama koy yabal ci population bi nga xam ne ñoo yore woon suuf si bu yàgg mu wax ak ñoom ba ñooñu séddee ko seen occupation boobu ma door ko jox suuf si ba noppi jox ko ay charte le premier adjoint maire bi mu gisee ne dafa war a xeex ci emploi pour commune bi am emploi bi mu ma ko waxee dama ko ne demal ci nit ñi la dem wax ak ñoom kenn par kenn ba ñooñu séddee ko seen occupation bi ñu occupé woon suuf si loolu la def mu tàmbali fa di fa bay mais tekkiwul ne dafa ñëw nag ci commune bi jël suuf si jox ko non loolu moom déedéet. joxuma ko suuf si. lan mooy sa taxawaay actuellement ci commune bu Ndiéyène Sirakh ci wàllu bilan. macha allah bilan bi moom alhamdulilah premier mandat bi def nañ fa lu fa kenn mësul def. deuxième mandat bi def nañ fa lu ëpp li ñu fa defoon ci premier mandat bi commune Ndiéyène Sirakh da nga daan dégg ñuy wax ne mooy commune bi gën a des ginnaaw. ñaata village la. 37 villages la mais villages officiels yi mooy yi am chef du village. mais boo ko xoolee 51 villages la mais da nga daan dégg ñuy wax mooy commune bi gën a des ginnaaw fii mu nekk nii may wax ak yow mooy commune numéro 1 ci wàllu ndox. moom rek mooy commune bu xam ne da ngay ñëw fekk fukki forage ak benn te fi mu nekk nii amaat naa programme pour dolli fukki forage ak benn moo nekk ci commune bi. bien sûr fi mu ne fukki forage ak benn ña nga fa yenn yi dinañ ko utiliser pour naan yenn yi dañ ko bëgg a utiliser pour def maraîchage bay. donc fukki forage yooyu ak ñaar boolu moo ci forage yu privé yi nga xam ne moo nekk ci usine Dangote bi ak yi nga xam ne moom la président Thiaw def ci toolam. donc boolewuma ko ci. ci wàllu njàng ak njàngalem bi. secteur primaire ci wàllu njàng transféré la fukki école ak ñaar laa fa fekkoon mën naa sax ne fukk ak benn fi mu nekk fukk ak juróom ña nga fa dolli naa ci ñaari EFA ak benn bu Mbarjaag. jàpp naa ci it ba fi mu nekk nii ñaari abri provisoire moo am foofu te ñaari abri provisoire yi fa am fi mu nekk nii lancé naa appel d'offre bi pour ñu tabax ko. ci wàllu primaire bu jàllee xam nga CM moo ci topp. CM ba ma fekkoon mooy ancien poste de santé ba la ñu transformé woon CM xale yi nekk ca di jàng jotoon nañu tabax yeneen ñaari classe dolli ko ci. fi mu nekk nii ren la xale yi ñu ngi def terminal. am nañu lycée ba ren la ñuy def terminal. donc kon foofu macha allah commune bi mi ngi jàppale xale yi ci wàllu équipement scolaire. kemtalaayu kàttanam. amul benn élève buy fanaan Ndiéyène Sirakh bu dul commune bi dina la jox cahier jox lay bic ngir nga commencé jàng. ci wàllu santé aussi. ci wàllu santé it macha allah. man xam nga bi may ñëw commune Ndiéyène Sirakh sama programme dama jëloon ñett def ko muy sama priorité mooy éducation hydraulique ak santé ñetti poste de santé ñoo nekkoon Ndiéyène Sirakh bi may ñëw ñaari poste de santé yi vraiment dañu xawoon doy waar yàlla dimbali nañu ba Kaba tabax nañu ko mooy poste de santé bi gën ci Sénégal Mbulaxteen
tabax nañu ko tabax nañu poste de santé bi tabax maternité bi tabax logement ICP bi tabax logement sage-femme bi Kaba it noonu lañ ko def dolli nañu itam poste de santé yi parce que poste de santé de Ndingler Ndouf tabax nañu ko ba mu yegg fi mu nekk nii ñu ngi war a tàmbali logement ICP bi pour tabax ko case de santé it fi mu nekk nii administration santé ñoom ñoo ma ne amatul droit tabax case de santé li nga tabax ci case de santé doy na dëkk yu mag yépp def naa fa case de santé donc ñu ngi sant yàlla bu baax ci ñetti priorité yi nga xam ne moom laa jëloon muy éducation muy santé muy hydraulique. loolu am na solo laaj bu mujj bi ndax commune bi am na ay entreprise yu fa nekk yu fa installé wu. non commune bi amul ay am na sax ñu xam ne def nañu entrepreneuriat mais amul nag entreprise bu nekk ci biir commune bi kooku moom amul moom. li mu la bëggoon a laaj foofu rek mu jëm ci responsabilité sociétale de l'entreprise souvent dafay nekk problème ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di maire yi convention yi ñu am ak mairie bi souvent duñu ko respecté. xam nga benn usine moo fa ne boo xam ne moom groupe la mooy bu rani bi maire ci wàllu responsabilité sociétale dañuy door a tàmbali parce que ci 2020 bi la ñu tàmbali produire mais terewul tabaxal lañu 4 classes ci wàllu primaire dëkk bi di Ngoodiane it électrifié nañu ko tabax nañu armeel ya leneen lu ñu mën ci wàllu ceeb ak yooyu it ñu ngi koy def ci biir commune bi ñiy liggéey ci biir usine ba itam ci biir commune bi la ñu leen jëlee ñi nga xam ne seen compétence am nañu ko ñun jox nañ leen ko donc amuñu problème boobu ak ñoom. jërëjëf monsieur le maire amoon nañu mbégte dalal la suñu émission ganu Prestige ma bàyyi la nga rek kàddu gu mujj gi. waaw man maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant waa télévision bi yëpp di sant mboolem sénégalais yi nga xam ne ñoo nuy seetaan tey wax ne nanu xoolaat sunu yëngatu wiin ci biir politique. politique daal du xeex. politique du xuloo politique du noonoo politique nekkul nag jël sa kàddu foo toll di waxal nit ñi lu bon lu nit ki def nga wax ko loo gis muy mbóotam nga sulli ko loo gis muy lu ñaawam nga siiwal ko luy lu rafetam nga suul ko mais kooku du politique. politique dafa nekk loo xam ne lu noble la mooy nit ki di sonn ngir keneen jariñu nit ki di ñaq ngir keneen jariñu te mu di ko def ngir yàlla loolu mooy politique. mais politique warul la nekk loo xam ne rek nit ki daf koy def pour rëbb nguur lu mu mën a def fas wu mën a war ba egg ci nguur gi rek mu war ko wala bu ñàkkee poste yi itam fas wu mu mën a war pour delluwaat ci poste bi mu war mu def ko mais loolu du politique. jërëjëf voilà maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf sëñ Abdou Lahad Mbacké mu ngi lay jàllale nuyoo boobu sëñ Abdou Aziz mu ngi doon wax ne sax jàngalekat nga woon ci Al Azhar. mu naan ma boo gisee monsieur le maire nga nuyul ma ko xëy na dañoo gëj a déggante. ñu ngi koy ziar baax a baax di ziar ñi nga xam ne ñoo ñu doon bàyyi xel seen émission ganu Prestige ni ñu koy defee ajjuma bu jot bu 21h jotee jàpp nag 22h jaajëfal ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci partie technique bi ñoom Papa ñoom Malick ñoom Kia ñoom El Hadj ñi nga xam ne ak Daouda ñoo nekkoon ci wàllu réalisation bi jox leen rendez-vous ajjuma bii di ñëw ak beneen invité jërë ngeen jëf.